téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi di leen jégalu bu baax a baax di leen baalu àq yéen tamit ngeen baal ñu àq ndax baal na leen yan nañ ko teewee ay déwén yu bëre yàlla yokk sutura si yokk xéewal yi yokk wërsëg bi ñu dellusiwaat fii ci émission kennu askan wi am mbégte di dalal El Hadj Pape Thiam nekk contrôleur à l'UCG président par intérim de la commission sociale de l'unité de coordination de gestion des déchets naka noonu El Hadj Pape Thiam moom mooy porte-parole bu ONTS di organisation nationale des techniciens de surface tey jii ñu fas yéene waxtaane lépp lu jëm ci wàllu mbalit beeg ramassage beeg ak tamit ñoom seen liggéey jamono ji surtout période bi nga xamante ni période tabaski la nga xamante ni mbalit bi dafay bëri trop mbëbës tamit duñ ko bàyyi ginnaaw loolu yëpp dañ ko fas yéene waxtaane ci biir émission Pape maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. waaw alhamdulilahi rabbil alamin avant tout d'abord ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant tamit peuple sénégalais bi di nuyu ñëpp di déwénati ñëpp aussi di balu ñëpp ak nag di balu ñëpp ak di ñaan yàlla nañ yàlla boole jëgal waaye nag je tenais vraiment pour wax rek ne xaalo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cheikh Sidil Hadji Malick li dal réew mi métti na Covid bi moom la wala du moom en tout cas temps yi bakkan yi tuuru ci réew mi bari na ñun à notre niveau à l'UCG dañ cee am ay bakkan yoo xamante ni bii ay bakkan yoo xam ne même bu dul Covid bi dañoo daanu ci toolu xare nekk ay techniciens de surface servir seen peuple ba xëy génn àddina tey rek bi ci mujj mooy soxna Bintu Wade vraiment mu nekk koo xamante ne bii ci mbalit mi la jëlee feebar fatt dal ko démb la daanu ñu yëkkati ko fekk faatu na donc ñu ngi koy jaalee peuple sénégalais bi. kon ci terrain bi la nekkoon waaw ci terrain bi la nekkoon. dafa jóge woon waaw dafa demoon tabaski ñëw en cours de route mu daanu yàlla jël ba kanam donc ñu ngi koy jaalee mbooleem kuy technicien de surface di ko jaale suñu coordonnateur Mass Thiam waaye di ko jaale aussi tamit njabootam yëpp di ko jaale peuple sénégalais bi. ñu leen koy jaal bu baax a baax El Hadj Pape Thiam kooku soxna soos yan nag yàlla yëm te xaare àjjana ci kanam tuuti daañ ñëw tamit ci risque bi ndax tamit ku ni mbalit wax risque loolu yëpp dañ ko yaatal ci kanam tuuti waaye dañ koy tàmbali ak feetu tabaski bi gis nañ mu nekk période bi nga xamante ni mbalit dafay bari trop te yéen tamit mu nekk période bi nga xamante ni seen liggéey dafay bari ndax gis nañ ay dépôt sauvage dafay am naka noonu suñu sax dépôt sauvage yi gis nañ ni mbalit bi dafay takkarnaase si jamono ji moo tax lu ëpp 6000 tonnes collecté nañ ko fii ci Dakar loolu yëpp di wane ni tolluwaayu mbalit si mim réew alors soo doon def taxaw seetlu si période tabaski bi ak tamit yéen seen liggéey ci wàllum ramassage ordure lañ ngay wax El Hadj Pape Thiam. waaw dañuy sant yàlla bu baax Cheikh Sidil Hadji Malick ci question boobu ndax lu jara taxaw seetlu la ñu war cee def benn leeral bu boo xam ne sénégalais yi ñuy déglu dinañu comprendre xam lan mooy liggéeyu UCG très bien xam aussi lan mooy liggéeyu en réalité ñi nga xam ne mooy agent de la propriété El Hadji Malick est-ce que xam nga ne dafa am 3 saisons yi nag ci la ñu war a ñëw pour ñu waxtaan ci tuuti. 3 saisons. waaw ndax mbalit li olof yi di wax ñu baal ma ci kàddu bi du biir mbalit day xëy wasin te mbalit dafa am jikko. ni karaw amee jikko noonu la mbalit amee jikko. karaw loo ko wat day dellu si wat waaye tant qu'il y aura toujours la vie il y aura toujours des ordures. mbalit du jóg ci àddina bi léegi nag ñetti saison yi ma lay wax. bi ci njëkk mooy xam nga dafa am lu ñuy ce qu'on appelle la saison des pluies. mooy bu nawet ñëwee ak jamonoy tàngaay ak jamonoy seddaay mbalit day évoluer selon ci contexte bi nga xam ne foofu la fekk jamono. booy bi ci njëkk mooy tey bu seddaay ñëwee. mbalit du bëri. du bëri daal waaw. lu tax mbalit du bëri jamonoy seddaay. je m'explique. lu tax ma wax ne du bëri mooy nit ñi seen déplacement ci seddaay du bëri. nit ñi ñoom balaa ñu génn jamonoy seddaay day fekk naaj bi xaw a génn. nit ñi soog a commencé di bouger deuxièmement mooy seddaay nit ñi du ñu am appétit li ñuy naan ndox du bari donc loolu dafay diminuer aussi li waroon a favoriser bëriwaayu mbalit bi
donc mais seddaay nit ñi duñu am appétit. non na xam nga nit ñi maanaam su ma waxee. mais fii ñi sant Mbaye ak waaw ñi sant Sow. ay ak ñi sant Jaxate Sarr moom. ñooñu vrai ak Camara ñooñu. waaw ñooñu moom macha allah daay dañuy lekk de. waaw c'est-à-dire que. oui xam nga boo gisee ma expliqué la loolu. maanaam su fekkente ne jamonoy tàngaay la. li nit ñi di bouger moo ëpp fuuf li nit ñi di bouger jamonoy seddaay. li nit ñi di naan ndox jamonoy tàngaay ak li ñuy lekk moo ëpp fuuf jamonoy seddaay. donc mbalit dafay développer selon ci contexte bi mu ko mel. deuxièmement troisième bi mooy jamono bu kii amee saison des pluies mooy bu nawet bi ñëwee day tombeek jamonoy tàng en même temps nawet bi day taw ci kaw mbalit mi. donc saison yi du ñu benn tey aujourd'hui vous me parlez de tabaski bi. tabaski bi woy mu nekk loo xamante ne bii sénégalais yi war nañoo bàyyiwaat xel travailleurs yi. waaw xam nga lu tax parce que bu tabaski jotee. ku ci nekk ci sénégalais yaa ngi profité di dem ci sa njaboot. tabaski ak sa njaboot parce que tabaski ak sa njaboot dara gënu koo neex ci àddina. oui xanaa loolu moo taxoon yéen tamit ngeen doon yëglu ci période tabaski bi. merci beaucoup léegi UCG. ñun travailleurs yi en tant que technicien de surface 365 jours sur 365 jours technicien de surface Sénégal rek moo amul fête. ñun on mais travaille quand même mais da ngeen def rotation. waaw non xam nga rotation bi boo gisee ñu koy wax. oui ben am na ñu liggéey la nuit am na ñu liggéey journée bi. ndax même soo xoolee aussi médias yi aussi dafay fonctionner. waaw du lundi au dimanche. vous voyez si at bi yëpp. waaw mais rotation dafay am. donc li ngay wax ci tabaski bi. oui. mooy xam nga tabaski. dafa am ay dispositions yu ci UCG di jël. yoo xam ne du ko jël ci lu tabaski. parce que tabaski déchet par rapport ak yeneen déchets yi. bokkul dafa am déedéet. parce que tey mën naa laa limal. plus de 7 genres de déchets maanaam type de déchets yi nga xam ne ñoo fi am. bismillah. waaw bi ci njëkk mooy. y a ce qu'on appelle. am na solo. les déchets ménagères. tey mooy nekk ci biir kër yi. mindaan bi bale ñu def ko ci biir pollu bi yooyu moom tuddee les déchets ménagères. très bien. y a aussi ce qu'on appelle les déchets verts mooy lu jóge ci garab yi. yooyu aussi ay déchets la yoo xam ne ñun ñoo koy jël suñu compétence la bokk. y a ce qu'on appelle les déchets médicaux. mooy biomédicaux yi. mooy nekk ci hôpitaux yi ak poste de santé yi. am na aussi ce qu'on appelle les déchets toxiques. yooyu nag danger la pour la population mais danger la aussi pour technicien de surface. am na ce qu'on appelle aussi les déchets industriels mooy jóge ci usines yu mag yi. yooyu yëpp ay déchets la yoo xamante ne bii tey compétence su UCG la pour ñu war ko mën a jël. donc bokk nag ak déchets yoo xamante ne bii jouru tabaski lay doon. xam nga jouru tabaski dafa nekk loo xamante ne bii bu ci UCG jëlul woon matuwaayam jëlu ci ay dispositifs ya ca war. kon heure bi leneen la ñuy wax waaye dootuñu wax waxu tabaski bi. alors si ren ji si tabaski bi yan dispositif ngeen jël ba liggéey bi ngeen mën ko amal si nu mu jaare yoon même sax fekkee ni gis nañ yenn coin yi yenn point yi ak tamit foofu mbalit yi ñu ngi fa des ba léegi. alors yan dispositif ngeen mettre en place ba seen liggéey ngeen mën ko def ba mu jaar yoon. waaw merci beaucoup xam nga alhamdulilahi rabbil alamin parce que adduna ku yokkul rek yow yaa wàññi. te je pense que ne li ñuy wax rek mooy nit bu la dénkee dara. liñ la ciy xaar mooy résultat yu positif te résultat yi li la koy may mooy nga am njiit lu xarañ loo xam ne dina créer ay innovation innovation yi ren bokk na ci ay tricycle la ñu jël tricycle comme genre moto la comme yi pël Fuuta yi di yor yooyu la ñu créé bon pour tabaski bi am aussi ay dépôt d'ordure uniquement pour tabaski bi créé tamit ay bac à ordure yoo xamante ni pour tabaski bi la yóbbu ko ci daral yu mag yi yóbbu ko ci marché yu mag yi yóbbu ko ci les grandes artères donc loolu moom la ñu jël comme dispositif d'autant plus que aussi recruter nañu ay volontaires yoo xamante ni ñu ngi leen tuddee ay VP vous voyez ñooñu aussi bi ñu ñëwee accompagner nañu tamit agents yi ñu leen di fay en permanent donc loolu dafa nekk loo xamante ne bi ko UCG defee jubluwu ci dara pour rendre aussi la ville de Dakar plus propre pour que nit ñi gën a yëg ne li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daal ñu digal naan ana zafitu minal iman set dafa bokk ci ponk jaami yàlla donc loolu nag tey bu ñu ko dénkee ay nit yoo xamante ne bi ay doomi Sénégal lañu ki nekk ca bopp ba tudd Mass Thiam ñu liggéey ci liggéey bu extraordinaire bu toll noonu ñun duñ def lu dul sant ko yàlla donc nag disposition yooyu lañ jëloon ci tabaski bi di ñaan yàlla nag xam nga olof yi dañuy wax ne maanaam bërëngu dajul fépp nit mënoo matal lépp waaye da ngay jéem ba def le maximum on a fait le maximum mais li ci des nag dañ koy bàyyi ci loxo sénégalais yi alors plus de 6000 tonnes d'ordures yi nga xamante ni moom moo di ay mbalit ñu ramassé ko si Dakar ci période tabaski bi dafa bari si sa gis-gis soo ko comparé ak année yi passé la ngay wax waaw alhamdulilah xam nga mooy li ma wax ñun uniquement dans la région de Dakar ñun suñu compétence mu ngi déparé
ci Dakar Plateau. Ouais. waaye ñu ngi yam yéen. yéen après Bargny. foofu la compétence su UCG yamoon ci wàllu nettoiement ak ramassage d'ordure bi. te minimum ñun daan nañu xëy di collecter minimum laa wax 2600 2400 tonnes d'ordure par jour. minimum dans la région de Dakar. uniquement Plateau ba aussi yéen. dans la région de Dakar. vous voyez donc pour vous dire. Ouais. je défie aussi tous les experts du monde. y compris fu mu mën a nekk ci àddina bi. c'est-à-dire que y a des personnes yoo xam ne foo leen invité wala fu ñu toog dañuy wax ne bon ñun dañuy collecter tant de tonnes d'ordure 2400 or loolu amul. Ah bon? li am xam nga mooy lan. mooy lan. mooy mbalit mooy li ma la waxoon par estimation la nit di wax waaye li nga collecté lundi mënul tolloo ak li nga collecté mardi li nga collecté mardi mënul tolloo ak li nga collecté dans la semaine mënul tolloo. mbalit kenn mënu koo wutal tonnage bu fixe mënul nekk. kenn rek moo la ci mën a wax lu def mooy ñu nekk à la décharge de Mbeubeuss nekk ci pont bascule bi yore pesage bi. ñooñu ñoo la mën a wax ne tey journée bi temps la. Oui. journée bële temps la journée bële temps la. mais quand même chiffre bi ma wax léegi loolu Mass Thiam moo ko wax fii si Waaw. rajo bi ni période tabaski plus de 6000 tonnes d'ordure ngeen collecté fii si Dakar. waaw xam nga loolu aussi. Oui. peut-être xam nga comme ni ma la ko expliqué du tous les jours la ñuy am tonnage bu toll noonu. exceptionnellement tabaski moom. liggéey nañ ci ba journée boobu am nañ ci 6000 tonnes d'ordure effectivement. si période tabaski bi. waaw parce que li la koy won xam nga mooy lan. mooy lan. yow tey ji aujourd'hui su ma la joxoon numéro téléphone gars yi nekk à la décharge de Mbeubeuss vous pouvez les appeler. nga laaj leen dañ lay wax ne la tey tonnage bi temps la toll. loolu Mass mën na ko xam te lum la ci wax ëwal téere parce que dëgg la. ndax du ko làmbatu lu wóor la ci am soo ko déclaré. donc moom aussi dañ ko dénk muy suñu kilifa balaa moo wax day demander ay renseignements am clair. Waaw. kon donc loolu mu wax ci 6000 tonnes yi. effectivement que ne Oui. c'est vrai. alors 6000 tonnes yooyu anañu. 6000 tonnes yi nag. Anañu. ñun duñ ko naan duñ ko lekk. doo leen ko naan duñ ko lekk. anañu. dañ koy jël yóbbu ko à la décharge de Mbeubeuss. dem Mbeubeuss. waaw foofu nag foofu mooy centrale bu mag bi. waaw foofu léegi moom après finalité bi lan la. waaw finalité bi. xam Oui. nga aussi daf ci am loo xamante ne bi état du Sénégal la. waaye du ñun li ñu war wàcc na. ñun li ñu war mooy fekk El Hadj Malick mu am mbalitam. fekk Ouais. DJ Boubs bu am mbalitam. fekk El Hadj Ngagne Diagne bu am mbalitam ñu jëlal ko yóbbul ko tuura ko léegi nag finalité ba pour ñu mën a jël mbalit mi jariñoo waat ko. loolu desut ci ñun en tant que Ouais. technicien de surface. loolu mu ngi des ci état du Sénégal. mais quand même gis nañ ni mbalit bi am na ñoo xamante ni dañ siy liggéey di si gis seen bopp. Ah, waay, di si suturaal seen bopp bu Alaaji baax a Malick baax. Alaaji Malick loolu di wane ni quand même am na solo. nan la ko tubaab tuddee. ordure. oui dañ ne c'est de l'or dur dama la décharge de Mbeubeuss di nga fa fekk 2800 personnes yoo xamante ne bii tous les jours ñu ngi fay gañ seen i wërsëg. te chiffre d'affaires bi génn à la décharge de Mbeubeuss. oui mu ngi toll ci 20 millions de francs CFA par jour. 20 millions de francs CFA. mooy génn à la par décharge de jour. Mbeubeuss. ñaar fukki millions si xaalisu CFA. mooy génn à la décharge de Mbeubeuss bis bu yàlla sax. te ca xam nga fan lay jógee. fan lay jógee. ci ay toile ak yi pot yi. Oui. yu vide yi. Oui. lañ fay jël ay ñamu mbaam ay aluminium ay cuivre yooyu la gars yi di dajale mooy les récupérateurs bi ñu ko estimé avec la Banque mondiale dañoo retrouver ne donc UC que la décharge de Mbeubeuss les récupérateurs ñoom ñu ngi def chiffre d'affaires 20 millions de francs CFA par jour. kon donc nga xam ne Mbeubeuss ku ko xeeb ña fa nekk di dund yor seen teraanga xeebuñu ko. mais quand même foofu dañ fay taxaw tuuti gis nañ Mbeubeuss ñi fa dëkkee vraiment ñoom ñu ngi naqarlu Mbeubeuss ñuy sàkku sax Mbeubeuss vraiment ñu jëlee ko fa coow li bëri woon na ay décharge de Mbeubeuss dafa war a jugee ndax ñoom nee na nekkul en sécurité te foofu dañ fay sonn alors loolu na nga gisee. waaw xam nga yow en tant que spécialiste wala en tant que technicien de surface. merci beaucoup. nga nekk porte-parole bu ONTS di ONTS. organisation nationale des techniciens de surface. waaw mais xam nga Alaaji Malick oui gis nga wax ba wax jeex wax dëgg moo ci gën. xam ba xam jeex xam li ngay wax moo ci gën. très bien. vous voyez am na loo xam ne vécu la nit ki moo koy dund. man dama ci am expérience ci li ma lay wax. man def naa à la décharge de Mbeubeuss toog naa ci pont bascule pesé naa oto lu ma 3 ans. 3 ans. man jóge fa dugg biir plateforme foofu nga xamante ne bii lu auto collecté ci région de Dakar man la ñuy ñëw tuural ma ko ma koy superviser loolu superviser naa ko 3 ans muy 6 ans loo xam ne à la décharge de Mbeubeuss 2800 2400 2500 tonnes d'ordure yëpp sama kanam lañ ko daan versé man maa doon noté maa daan signé bon yi ku am tonnage bu baax ci man la ko daan jëlee man maa ko daan validé. Ouais. donc la am Mbeubeuss
kenn du ma ko nettali man mën naa ko nettali. très bien parce que nag li wér te wóor mooy waa ji ne mën a dafa gën a leer. léegi lan moo am Mbëbës. waaw li am Mbëbës comme li nga waxee noonu c'est-à-dire que Mbëbës ñu ngi ko installé en 1967. donc bëri na ay dëkkuwaay yu fa nekk yoo xam ne Mbëbës moo leen mag. gars yi dañoo fekk si mbalit mi ñenn ñi waaye du ñëpp mais la majorité de la population yi nekk ci riverains yi ñoom ñoo fekk si mbalit mi loolu c'était 1967 donc ñun juddooguñu vous voyez donc Mbëbës di existe jusqu'à présent c'est vrai que ne la fa nekk doy na waar oui. ndax nag di wax ak yow dama fa daan nekk la ma daan noyyi xam naa ne lii ku koy faral di noyyi doo am wér te gis nga Alaaji Malick na gars yi respecté waat agent du nettoiement na gars yi respecté waat travailleurs yi na gars yi delloowaat njukkal les techniciens de surface parce que fu ma dem dama koy wax ma ne ñun ñooy les premiers sapeurs pompiers du Sénégal ñun ñooy les premiers médecins du Sénégal parce que mbalit boo xoolee ci feebar yi à 85% des maladies ci insalubrité lay jógee feebar yu bëri ci mbalit mi lay jógee léegi ay kon yéen vous êtes très exposés mais et puis dañu nekk en danger c'est-à-dire que ñun dañu danger permanent nekk en danger permanent boo xamante ne bi au jour le jour ñu ko vivre tey aujourd'hui je vais vous expliquer xam nga fekkee nga fi ñuy wax jamonoy choléra muy la maladie des mains sales fekkee nga fi Ebola fekkee nga fi corona di ñaan yàlla na ko fi yàlla jëlee amiin mais durant temps yi ñu fi duré yëpp di dégg épidémie yooyu nga xam ne da daan sonal peuple sénégalais bi en ce moment là techniciens de surface yi ñoom ñoo mouillé le maillot fu ma nekk ci Sénégal ñoo koy jël yóbbu ko à la desserte de Mbëbës pour sauver la population sénégalaise et pourtant ñooñu di ko jëli ay sénégalais lañu ay nit lañu dañoo yore ay njaboot yore ay doom yore ay baay yore ay ndey te bu ñu jëlee feebar ci mbalit mi dañ koy wallaat seeni ay waa kër donc nag il faut rendre à César ce qui appartient à César reconnaissance bi ñu bëgg ci technicien de surface yi ak population bi dañ ko war a am vis-à-vis aussi ak ñun suñu liggéey te loolu ñu ngi koy commencé gis bi fi Mass Thiam ñëwee ba valoriser waat technicien de surface yi valoriser waat nettoiement ci la Sénégalais soog a reconnaître alors El Hadj Pape Thiam risque yooyu ngay wax mu nekk lu ñëpp constaté mu nekk lu metti ndax seen liggéey du mbirum caaxaan ndax moom façon mbalit bu nekk ngeen di gis lu nekk ngeen di laal alors ci wàllum lu leen yelloo wala tamit nga xamante ni moom mooy wàllum prime wàllum indemnité est-ce que liggéeykat yi ñu ngi si gis seen bopp ndax fekkee ne yéen lu nekk ngeen di noyyi est-ce que loolu mu jëm ci wàllum meew ak ñoom seen ak yooyu. est-ce que loolu. xam naa ne nag fi mu nekk nii. gars yi sant Sarr. ak ñi sant Sow. moom nekk ci nettoiement bu ñu la déggee. danañ la décorer xam nga pourquoi ma la koy wax. lu tax oui. parce que gis nga ñun. la suñu benn yaay da ngay xaar mbay ma jàgg. nee na xale yi ku leen jurul yërëm leen. mais technicien de surface yi état dafa war a am ci ñoom yërmande. état du Sénégal. rek ñoo war a am ci yërmande. gis nga prime yooyu ngay wax ñun amuñu ay prime de risque ay prime de salissure amuñu ay prime salaire technicien de surface su ma rusul woon wax salaire nit ndax nit du wax salaire am. su ma ko rusul woon wax su ma ko waxee fii nga bàyyi plateau bi ak man seul ma gérer émission bi parce que danga naan loolu mënu nekk. maanaam ñu leen di fay daal dafa néew dafa néew non li ñuy fay mais justement gis nañ sax même des fois da ngay dox si mbedd mi gis ay techniciens de surface yi nga xamante ne da nga leen di xool xam ne ñii vraiment seen condition métti na dafa métti ba pare ñoom des fois dañuy sàkku si nit ñi ñu jox leen ñu wéccit ñu mën a jënd ndox. waaw loolu est-ce que jotul ñu corriger ko. waaw loolu nag su ko defee vraiment seen condition yi nekk ay conditions yu baax. waaw c'est vrai. est-ce que xam nga Cheikh Sidi Hadji Malick vraiment ndax c'est un constat. waaw xam nga olof yi dañuy wax ne. oui. bu njaboot yokkoo rek jikko yokku. du technicien de surface yëpp ñooy tàllal loxo. oui am na ñoo xam ne seen ngor ak seen dignité. effectivement bu ñuy lekk suuf sax kenn du xam seen coono. oui waaye nag. mais ba tey soo gisee may wax loolu. waaw mais métti bi ak naaj bu ñuy nekk. non li ngay wax nii. dafa métti li ngay wax nii. oui effectivement. defoon nañ sax benn note de service. au niveau de la direction. oui ne ku ñu gisati. ngay ubbi oto jàmbur yi di ñaan xaalis dinañ la sanctionner. mais ñu ko def. non mais quand même waxuma sax carrément ñaan xaalis mais ñoom dañuy bëgg
maanaam nit ki jox leen luñ jëndee ndox. mais loolu laa lay wax xam nga tey da ngay romb un technicien de surface. oui mu yore maanaam ñi nekk secteur balayage bi muy bale nga romb ko mu ne la grand doom may lu ma jëndee ndox. très bien vous voyez. oui loolu maanaam manjiyee déguisé la maanaam dañuy yalwaan boo xam ne dañ koy sàkketoo mbalit mi. te loolu c'est déplorable. bu ñu sañoon ñun du ñu yegg ak foofu sénégalais yi. waaye nag olof yi dañuy wax ne ku amul yaay. dangay namp mbaam. mais lii yëpp aussi dafay tekki que ni seen conditions yi vraiment ay conditions yu doy waar la. non métti na dafa métti comme li nga wax. trop léegi nii trop. maanaam yéen li ñu leen di fay. demeewul noonu. xam nga dama wax ne man ñëw fii pour wax ne démb maag yàlla ñoo reerandoo man dama ñëw rek su fekkente ne dëgg rek moo neex yàlla. oui li avancement ci technicien de surface. bien ak sûr yokkute bi nga xamante ne bi oui. notre coordonnateur national Mass Thiam chapeau pour lui def na ko dañ koy tudd mais jafe-jafe yi technicien de surface yi nekk aussi osons le dire. affaire bi dafa metti. kon jafe-jafe ngeen di dund. non dafa xam nga li gën a garaaw loolu je le parle et puis j'assume mes responsabilités. mooy le président de la République son excellence monsieur Macky Sall. oui ñun dañu am budget 19 milliards. ñuy xeeb suñuy 19 milliards. di ñaan yàlla mu dem ba 40 milliards. président de la République ñëw ak son gouvernement ñu réduire suñu budget. indi ko ci 17 milliards. mu nekk souffrance bu metti boo xamante ne bii ñu ngi koy dund malgré waaye tey dama wax ne président de la République et son gouvernement ñoom est-ce que li ñu def ñun ñu mën ko tenir maîtriser ko gérer ko ba bal tàkkul jaasi génnul mbaram est-ce que ñeme nañ ko def ko éducatif. est-ce que ñeme nañ dem ci enseignants yi wàññi seen budget est-ce que ñeme nañ dem ci corps médecine bi. maanaam ñi nekk ci wàllu santé bi. est-ce que ñeme nañu réduire seen budget. est-ce que ñeme nañ ko def ci corps armée bi. ñeme wuñu ko mais nag ñun dafa am ngor bu ñu dundee ak suñu. kon seen budget dañ ko war a yokk. ah mais sëriñ bi xam nga nag loolu wax ko mooy Bamba Touba la dëkk mais budget bi dafa war a yokk sëriñ bi parce que je vous dis quelque chose ah. xam nga tey aujourd'hui dama am lu ma metti. muy lan. loo xamante ni dañ koy wax. te loolu maa ngi koy jëmee ci suñu mbokk concessionnaires yi. tey concessionnaires yi ñoom ñëpp bi ñu fiy ñëw ku ci amoon ñetti oto amul. tey il se retrouve avec des vingtaines de véhicules. concessionnaires yi. xam nga ñan ñoo liggéey loolu. waaw ñan ñoo liggéey loolu. loolu technicien de surface yi. ñoo fekk benn Pape Thiam bu amoon benn oto cote ñu lay jàppale di la jàppale ba tey jii nga nekk un grand concessionnaire. mais teewul quand même ñoom fan yi ñun doon laaj. waaw xam nga lu tax yoreel fan yi ñu ko doon laaj. xam nga lu tax. xam nga muy liggéeykat yi muy concessionnaire yi ñun ak ñoom benn lañ. mooy. ndax tey bu concessionnaire amul. liggéey du am. waaye bu technicien de surface amul aussi liggéey du am. concessionnaire ñaata leen yoreel. bon concessionnaire yi maa ngi dégg ñu ne yoreel leen xaw ma 6 milliards. ba gars yi ñu koy négocier pour fay leen ko. mais quand même Mass Thiam waxoon na que ni entre diggante 6 milliards ba 7 milliards mu ni am na benn tranche bi nga xamante ni. dina leen ko jox dugaloon nañ leen doon menacé. waaw dem grève dugaloon nañ leen mais aussi osons aussi le dire honnêtement. mooy tey budget mbalit mi à peu près tey bu doon 10 milliards la 8 milliards yi wala 7 milliards yëpp concessionnaires yi ñoo ko lekk. ah bon loolu mais dama koy wax ci télé laa toog sénégalais yaa ngi may. concessionnaire yi ñoo koy lekk. ma ne bu dee 10 milliards la 7 6 yëpp concessionnaires yi la jëm. ñun suñu masse salariale ñun en tant que des techniciens de surface. oui yeggul 3 milliards par an. ci loo xamante ne bii ñun dépassé nañu plus de 3600 agents. ñu ngi ci biir ICG. ndax même période tabaski bi 3000 agents ngeen mobiliser. ngir mën a ramasser mbalit bi nekk ci Dakar yëpp. waaw c'est ça quoi. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal El Hadj Pape Thiam nekk contrôleur à l'UCG président par intérim de la commission sociale de l'unité de coordination de gestion des déchets porte-parole de l'ONTS di organisation nationale des techniciens de surface. alors Pape mbedd Ndakaaru yi sedd na jamono ji. waaw loolu nag doo ma ko laaj sedd na wala. loolu doo ma ko laaj. lu ma la ko laaj non dama la koy laaj. xam nga lu tax doo ma ko laaj sedd na wala setul. loolu war nga si mën a xam dara de en tant que technicien. waaw de su ma sëriñ surface. xam nga ndax dafa am benn relance bu war a ñëw moo tax ma laaj la question bi. waaw xam nga lu tax ne dama ko laaj. oui. da ngay jël sa benn caméraman oui. nga def micro trottoir. non xam nga loolu. nga wax ci population bi def nañ ko mais nga loolu laaj nga leen xam yow. ndax dëkk bi set na wala non setul. dëkk bi set na wala setul. ah mais set na sëriñ bi. set na mais quand même am na ay coins yu des. matalewul mais loolu mënul ñàkk. gis nañ fi am na ay point de vente yi nga xamante ni ba léegi ñu ngi fa. waaw honnêtement marché yi tamit naka noonu. loolu moom mënul ñàkk. parce Oui. que aussi li ma waxoon rek moom laay dellu si waat. oui. c'est-à-dire que début bi nee naa la ana zafitu minal iman maanaam set dafa bokk ci jaamu yàlla. oui.
te on vit dans un pays boo xam ne y a pratiquement 95% des musulmans. tey bu ñu sàgganee ba UCG seulement ak ay éléments am kese yore mbalit mi tout le reste des Sénégalais croiser le bras def nii bu réew mi tilimee bu ñu ko laaj UCG nañ ko laaj Sénégalais yi parce que Sénégalais bu ci nekk farata la ci yow. nga jóg ñu taxaw temm pour defar réew mi. kon dafa am benn indiscipline bi ngeen nemmeeku notoire indiscipline notoire ci Sénégalais yi. Sénégalais yi ak ñi ma ko sañ a wax nag waaye du ñëpp. aussi xam nga bu fukki nit di gas benn nit rek di suul. man da nga gis ki nga xamante ni dafa war a xëcc mbalit bi sànni ko fu mu ko war a sànni moom mu ñëw sànni ko si suuf dem yoonam. xam nga man j'ai été à la Mecque. oui. boo gisee fu ma dem dama koy wax. man mbalit daf maa teral. très bien. ku la jóbbu Makka deselatu la dara. oui. man mbalit mee ma yóbbu Makka. macha allah. donc man du ma fowee nettoiement. ndax li gën a rëy ci suma dund mooy ziar yonent bi sallallahu alayhi wasallam. mbalit mee ma ko defal. ban année la. loolu c'était en 2015 mooy bi bousculade bi amee. oui. nit ñi di dee yu bari ya. keroog damaa sant yàlla. damaa bokkoon ci ñu doon nekk ci buuxante bi. parce que drapeau Sénégal. nit ñaa ngi may seetaan Makka laa demoon. oui. man maa yoroon drapeau Sénégal jiite parce que dañ ne moo gën a nekk jeune moo gën a nekk xale sawar na nañ ko jiital man maa jiite woon délégation Sénégal. di wax ñu topp suma ginnaaw keroog bi accident bi di am suma yaay yàlla na ko yàlla yërëm mooy mère Aïda Ndiaye Badolo. nii laa ko rombe woon. donc bousculade ba muy am fa la ñu fekk mais li ma sante yàlla. mooy lan. dama ne man damaa gërëm yàlla gërëm waajur yi waaye gërëm technicien de surface xam nga. alal ji ma demee Makka man damaa gëm ne alal ju leew la. vous voyez te aussi pour vous dire que ne bi ñu ñibbisee man gërëm naa waat technicien de surface yi ndax alal ji ñu demee alal ju leew la Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu agent du nettoiement dañ ko fekki Touba ñuy rang am ku ñëw ne ko ñi yore mbalit mi de ñu ngi nee ci ginnaaw mu ne kon arrêté leen ñëpp ngeen dugal waa mbalit mi bi ñu ñëwee Serigne Saliou dafa natt nii ay loxoom mu ne maa ngi leen di yëgal ne mètre carré bu ngeen bale ci Sénégal malaaka yërmande yi wàcce nañ leen di leen màggal yëkkati lam am ne lii man maa leen ko jox addiya yéen waroo leen ma jox addiya ñu jóge foofu dem Tiwaawan fekk fa Serigne Mansour Sy radiyallahu anhu mu yëkkati 500000 teg ko ci loxo agent yi ne yéen fu ngeen nekk dañoo war a barkeelu ci yéen ñooñu ñoo xam suñu gëdd ñooñu ñoo xam suñu cër donc kon bu ñu ñëwee ci réew moo xamante ne bi lu ci ëpp ci sénégalais yi dañu jàpp ne seetu dëkk bi UCG moo ko war a gérer kon bu réew mi non du sotti Serigne bi du sotti parce que tey jii ñun en 94 génocide bi amoon Rwanda boobu Sénégal musul am guerre civile ñaanuñu ko yàlla bal musu fa tàkk waaw ban sàgganteel moo nekk ci ñun ba tey ñuy jël référence ci Rwanda or Rwanda ñoom ñoo waroon a jël référence ci Sénégal parce que nag on se dit la vérité. nag gis na Rwanda dëkk bu sedd la soo demee ci capital ba Kigali da ngay xam ni fii macha allah Rwanda moo jël troisième ci àdduna bi oui troisième pays ci àdduna bi ñaata réew nekk ci àdduna bi waral loolu volonté la ñu mën nañ ko waaw mais maanaam mën nañ plus que Rwanda mën nañ ko mais nag à une seule condition oui wax na dinaa ko waxaat Sénégal mënul set te impliqué wu ñu nos chefs religieuses ah bon loolu man la koy wax tey lu tax waaw xam nga lu tax bi fi ministre bi nekkee mooy ban ministre nga nan bëgg kan j'ai oublié son nom nekkoon na aménagement du territoire et du logement oui dama ñëw fekk cabinet ñu toog man ak gars yi ñu ànd ma ne leen technique bi ñu war a utiliser système bi pour développer le Sénégal pour cet gi mën a instaurer au Sénégal mënuñu ko réussir lu dul dañ ciy impliquer nos chefs religieux ñu wax ñu naka la ma dem ba ci oustaz Alioune Sall mu ngi may seetaan oui ñu dem ba këram gi nekk fële ginnaaw Kër Massar fa lañ ko fekk mu ne ñu fii ngeen jaar fii mooy yoon bi bi ñu demee dañoo toog ak moom ne ko dañoo bëgg a dem ci boobu Serigne Sidi Mokhtar Mbacké moo ngi dund boobu kilifa diine yi fii am na ñuy dund ñu ne ko dañuy dem ci ñoom aussi ñu def geste bi maanaam Serigne Sidi Mokhtar jël këyit rek ñu jox ko benn kii mu sànni ci ba pare joxe message am ne maa ngi woo bépp julit ak bépp taalibe bu aaju ci Cheikhul Khadim defal ni man nañu setal gi su boobaa Macky Sall dina xam ne suñu kilifa yi gars yi jox nañ leen bopp am na solo alors El Hadj Pape Thiam jamono ji tolluwaayu daral yi ak marché yi lan la waaw tolluwaay bi nag UCG mu ngi ciy def kéemtalaay kàttanam Alaaji Malick nee naa la génn leen ngeen xoolaat daral yi mais tey la lan tey la altine waaw tabaski mën nañu wax ni suba ndax am nañu tabaski woon mardi suba lay mat semaine si ñenn ñi ñeneen ñi mercredi
alors mais jamono ji man yaakaaroon naa war na mën fekk marché yi ak dara yi waaw mais yëpp set wecc. Alaaji Malick nag yow ko Burkina da ko Côte d'Ivoire ko génnal ci dëkk bi xool ni UCG def dara li non yéen a ngi def ay jéego yu am solo mais quand même dama bëgg wax ni exemple soo demee par exemple terminus Liberté 5 rek foofu des na. waaw xam nga mooy li ma la wax yenn marché yi tamit c'est-à-dire que des na bu su benn technicien de surface di defar 10 sénégalais di salteel du sotti kooku day sonn rek sëriñ bi mais technicien de surface yi gàcce ngalaama ñoom kenn amul seen fay ci Sénégal ma ne fay technicien de surface 500 000 francs fayoo ko. Ah bon? Et puis je vous dis quelque chose. gis nga boo demee dëkk bu ñuy wax je pense que mooy Amérique du Sud seen ministre de l'environnement bi. ministre de l'environnement day xëy le matin dugg ci oto mbalit yi 30 minutes ànd ak ñoom collecte ba pare soog a sol yi dem bureau. kon Sénégal war na ko mën a def. wala fi dañuy wax tubaab dafa wax ne charité bien ordonnée commence par soi-même kuy digle cangaay day fekk ngay sangu mais nag ministre Abdoulaye Seydou Sow man de li ma gis ci moom mooy mu ngi jox ay exemple xam nga lu tax fu ñuy defee ay désensablement ak fu ñuy defee ay opération ministre de l'urbanisme maa ngi koy gis mu yoree peelam yoree ratoom takk maskam mu ngi liggéey comme technicien de surface notre coordonnateur Mass Thiam amul sax jotu sol costume wala mu sol ay jeesneer comme man di wanewu talu ko mais foo ko fekk mu ngi solo t-shirt yow loo wax tudd Mass Thiam xam nga lu tax waaw kay xam nga lu tax loo wax tudd Mass Thiam xam nga lu tax ma Mass koy Thiam coordonnateur bu UCG waaw xam nga lu tax ma koy tudd Cheikh Sidi El Hadji Malick waaw gis nga Serigne Fallilou Mbacké radiyallahu anhu man nag taalibe Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim Niass la man Mawlana Cheikh al Islam waaw mais Serigne Fallou da daan wax ne ñiy def lu baax nee na nañ leen siiwal ngir ñi amoon intention def lu bon xam ne def lu bon amul njëriñ baaxay cëriñam. très bien Mass Thiam dafa fekk souffrance su 57 ans mbalit juri na ko ci Sénégal. Mass Thiam ñu ngi ko mu ngi def passation de service le 22 janvier 2020 tey on est le 21. Juillet 26 juillet. ok le 26 juillet 2021. Mass Thiam 18 mois la fi def régler problème mu 57 ans. 18 mois moo tax sama benn waay dane ma mbalit bi yax nañ koo jox ku sant Thiam ma ne ko waaw ndax olof yi dañuy wax ne Thiam Babel Demba Thiam borom ne ne waas tukkal lu mu lay gonek Thiameen mën koo ndékkee xam nga li loolu xam nga tukkal mooy la xam nga li tukkal Pape Thiam moom instant yi moom xam nga li tukkal moom may escanté xam nga li tukkal mooy lan naar yi buñ daan dem di jugee dëkk ak dëkk dañ daan am ay giléem yu mag yuñ daan yàpp ay bagage giléem yooyu loo leen yàpp ci bagage am nañ force yóbbu ko ñoo tuddoon ay tukkal nee nañ ku sant Thiam lu mu tuuti mën naa ndékkee giléem googu xam nga lu tax dañ ne problème bu am solution bi ku sant Thiam ko am moo tax Mass ma gàcce ngaalaa ko alors Pape lu ñu desee si ay simili bëriwul dañuy def benn taxaw seetlu ci exploitation ak traitement wu mbalit bi ndax gis nañ tey jii rek suñu naataango yu Les Échos journal Les Échos am na benn gëstu bu ñu ci def jëm ci wàllum exploitation ak traitement des ordures ca Mbëbës ak tamit italien ak yooyu alors si sa gis-gis dossier boobu ak tamit lu jëm ci wàllum traitement ak exploitation des ordures Sénégal ban taxawaay la soxna waaw taxaw nañu nag taxawaay bu am solo ndax dañu wax ne lëg loo ko bañ nangul ko gudd noppam ak mën a daw dañuy saluer loolu tamit état du Sénégal parce que teg nañ benn projet bu tudd Promogène à Mbëbës à la hauteur de 206 milliards. donc am nañu yaakaar ne Mbëbës dina changer xar kanam te effectivement boo fa demee nii ku demoon Mbëbës 2012 2013 2015. bokkul ku demaat Mbëbës nii. di nga xam ne dëgg gars yi liggéey nañ Mass dafa liggéey Mbëbës. mais alors ci wàllum karange Mbëbës. waaw ñu jàgg nañ ko jooytu. Mbëbës moom wàllum insécurité totale bi fa am. total Mbëbës du lépp lañ mën a wax sax sëriñ bi. du lépp lañ mën a wax ku wax lépp. gaa yi yóbbu la fa. mais quand même est-ce que jotul ñu jël si ay dispositions. waaw mais loolu mooy li ma la wax. ndax fekkee ni insécurité moo fa yàgg am mais loolu dafa jot. insécurité bi ñu mën ko arrêté. insécurité nag xam nga fépp la am ci Sénégal. te loolu aussi mooy li ma la wax rek responsabilité bi moom état lañ koy bàyyil. c'est-à-dire que moom moo war a protéger peuple bi. tey li xew Mbëbës ñun ñëpp ñu ngi koy déplorer bon peut-être nag ak jamono bi changement bu rëy am na fa
parce que léegi nit ñi am na loo xam ne ñi meetuñ ko parce que ay caméra de surveillance ñu ngi foofu à distance de Mbëbës bu njëkk amul woon foofu kon donc tey lu fa nit di def aussi na nga ko xool xam ne ku fa laal nit wala nga defa loo xam ne waroo ko def yoon dina taxaw ci sa kaw mais sànq am nga ay chiffres yu am solo yoo wax mais Mbëbës ñaata camion ñoo fay ñëw bis bu yàlla sax Mbëbës minimum dina am plus de 306 camions par jour 306 minimum ñetti téeméeri camion ñoo fay dugg te bi ci gën a tuuti tonnage 6 tonnes lay def wala 7 tonnes yi gën a kawe dina def waaw mu ngi nii lii polybène la tudd la tudd nga ni waaw lii polybène la tudd lii moom la ñuy def ci marché yi ay syndicat ay marché yu mag yi yii lañ fay def polybène la parce que yii aussi moo attan yenn yi parce que yeneen yi mënuñu ko def maanaam benn tasseuse yi ñoom seen rôle mooy def collecte bi au niveau des quartiers waaye benn kii yi polybène yi ñoom ñooy nekk ci marché yi mais aussi gis nga li ma doon wax noonu sànq ci doléance yi balaa ma ko fàtte yóbbante àq la bien sûr état du Sénégal dafa yoreel travailleur ama Sénégal yi 3,99 millions yoo xam ne doomi Sénégal yi ñoo ko liggéey muy travailleur yi muy waa ama Sénégal Boun Abdallah Dionne moo fi nekk premier ministre moo ñu jox première tranche bi c'était en 2014 mu jox ñu 130 millions deuxième tranche ak troisième tranche bi mu ngi ñu ko jox en 2016 mu des ñaata globalement jox nañu 390 millions mu des 2 milliards 709 millions ci ndoddu état kon lu des moo ëpp fuuf waaw yow sëriñ bi bu doo la rek daa mel ni nga jàpp ci kii UCG dama wax ne tey travailleurs yooyu leen mos mais li des bëri na de mais li des te da ko mën a mais li des kenn mënu ko wax léegi nag tey yow El Hadj Malick nga yoreel ma 5000 francs junni nga xëy ma gis nga may nit sama kanam 100 000 francs mais soit dama la yóbbu police fay ma 5000 état du Sénégal dafa yoreel travailleurs yi 2 milliards 709 millions muy ama Sénégal balaa moo promettre jeunesse sénégalaise bi 400 milliards waaye yaa xëy ci mulaana sëriñ bi balaa nga naan naam da nga fay nekk na dimbali travailleurs yi lii ñaanuñu ko saraxuñ ko suñu alal la ñoo ko moom nañ ñu ko fay vous voyez loolu bokk na ci doléance beneen doléance bi mooy maa ngi leen koy ñaanal cité ITV mën naa am cité ITV maa ngi leen koy ñaanal yàlla ngeen am seeni cité bopp amiin nga ubbi bubs ubbi ngeen jàkkaarloo ay kër amiin mu naan la Malick nga naa koy bubs loolu la ñuy ñaan cité Sénélec dégg nga ko cité Sonatel déggoo ko cité SD déggoo ko waaye est-ce que mës nga dégg cité du nettoiement suñu ministre de tutelle fu ma dem dama koy wax 100 000 logements lañ ko jox 100 000 logements yooyu ñu jox la ko yow sa baay moom kay fan yi rek ñun doon installé guichet unique bi waaw léegi yàggul fan yi rek man sama baay man ñu may ko 100 000 logements man sama baay man mii doomam amu fu ma dëkk muy joxe yeneen i doom ba fàtte doomam loolu est-ce que jaadu na ci bàyyi. kon leen war a jox ngeen am seen forcément dañoo war a am cité du nettoiement ñu ngi koy réclamer. beneen bi moo di maa ngi lancé appel ci technicien de surface yëpp. waxoon naa fi ne dinañu sargal suñu coordonnateur Mass. loolu nag ci mois de août bi lay am xam nga sargal bi muy demee dinañu woo tous les techniciens de surface à la place de l'obélisque amul tëgg amul fecc amul way xam nga lu ñu def ku nekk indil sa bale indil sa rato indil sa brouette na oto yi ñëw disposition yi ñëw mais jamono ji quand même ay rassemblement ngeen bëgg a woote yéen mais nag ak fu Covid bi toll nii mais nag bu ñuy wax Covid salté période bi nii waaw mais rassemblement bi ngeen bëgg salté bi kay non mais rassemblement bi ngeen bëgg a woote tamit non mais xam nga jamono ji Covid bi ñun bu ñu wootee oui en tant que technicien de surface dinañu respecter les distanciations dinañu respecter mesures barrières yi dinañu sol ay masques dinañu indi ay gel waaye benn objectif la ñu am muy seetal la ville de Dakar delloo ko njukkal suñu coordonnateur parce que nag Abdou Diouf danaan wax naan ku def lu rëy am lu rëy Mass dafa def lu rëy loo kenn musul def alors Pape gis nañ aussi ci wàllum mbalit bi seen rotation am na si ay quartiers yi nga xamante ni guddi ba guddi ngeen fay doxantu ngeen fay dem loolu choix la. waaw xam nga lu tax. dafa am innovation yu Mass def. dafa bokk ci lu ñu doon tuddee plan d'urgence. dafa am ay plan d'urgence yi Dakar la njëkkee. bi ñu palee ci Dakar dañoo dem ville de Pikine. dem ville de Guédiawaye. dem Rufisque war koo def nag sur l'étendue du territoire national. très bien donc plan d'urgence yooyu mooy tax léegi ñuy def sax peut-être guddi gi. parce que mooy li ma la waxoon bu nit ñi di dund mbalit day am mbalit du jeex ci àddina donc nag kon bu ñu amee loolu dafay nekk lu extraordinaire beneen bi mooy innovation yi nga xamante ni bii UCG def na ko bokk na ci lu ñuy woowee PRN mooy point de regroupement normalisé
boo génnee fii di nga gis ay grillage en verre ñu def ci ay bac à ordures mu rafet loolu waaw gis nañ ko sax même si VDN bi voie de dégagement nord yooyu bëri na fa moo tax ma ne fa nekk di toppatoo affaire yi Alaaji Malick man ak yow sax mën nañ faa teg ataaya ah bon ndax hygiène ba fa am loolu baa wóor dañuy jël bag yi chaque semaine wut omo rek ataay foofu noonu waaw wut omo raxas ko ba mu set doo fa gis weñ doo fa gis xet bu lay sonal mu nekk nii mu ngi nii merci beaucoup defal ñu si commentaire waaw bii PRN la tudd mooy point de regroupement normalisé bii li tax ñu def ko moo di su fekkente ne oto bi dafa retard ñëwul te yow bëgg ngaa tuur sa mbalit nga yàkkamti fii ngay ñëw am na ku fay nekk en permanent 3 personnes la ñuy doon kenn ki day xëy de 7 heures à 15 heures keneen ki 15 heures ba 21 heures keneen ki 21 heures ba 6 heures du matin kon 24 sur 24 24 heures sur 24 dañ koy nettoyer dañ koy raxas dañ koy def lépp et puis c'est bien organisé donc loolu ñu ngi wax sénégalais yi ne leen désormais dañoo bëgg li xew Europe masse indi na ko Sénégal beneen bi moo di ci innovation yi créé nañu ce qu'on appelle allo déchet allo déchet xam nga mooy lan mooy nga dëkk Almadi wala nga dëkk Pikine am benn maison abandonnée bu ñu sotti ay mbalit ba fees bu sonalee population bi woo leen allo déchet day ñëw foofu c'est gratuit dañuy ñëw jël mbalit mi ak suñuy agent yóbbu à la décharge de Mbeubeuss am na it ce qu'on appelle allo grava mooy tey yàlla may la nga am ay moyens sa kër ni mu nekkoon neexu la nga bëgg ko toj wàcce ko soo woowee allo grava dinañu ñëw mais foofu c'est payant waaw foofu dañ koy fay beneen bi mooy li ñuy wax ci créé nañ tamit ci innovation yi ce qu'on appelle mobilisation sociale ñoom ay jigéen ak ay góor dañ leen di solal ay gilet ñuy wër ci marché yeeg ci quartier yi di sensibiliser sénégalais yi ci naka la nit ñi war a gérer nettoiement bi donc yooyu yëpp dafa am beneen revendication bi dañoo am ay volontaires juróom-ñaari at a ngi nii dañ leen war a embaucher Mastam wax na ci bi ñu koy jox corridor bi nee na gars yi dañu nekk ci souffrance moom moo ko wax te effectivement loolu moo am kon nañ leen embaucher parce que soxla nañu ko am na solo chauffeurs yi ci ñun la ñu bokk concessionnaires yi nañu embaucher seen chauffeurs yi am na solo Pape maa lay gërëm baax di la sant malheureusement simili jeex na maa lay gërëm baax di la sant Pape Thiam macha allah mu nekkoon El Hadj Pape Thiam contrôleur à l'UCG président par intérim de la commission sociale de l'unité de coordination de gestion des déchets porte-parole de l'ONTS organisation nationale des techniciens de surface mu nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yi yéen tamit amoon seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ramatoulaye Sall Diop moo nekkoon ci réalisation bi Iba Mar Sène moo nekkoon ci son bi Bara Sow ak Pape Mbafal Fall ñoo nekkoon ci caméra yi ba suba incha allah ñeenti waxtu